tey jii nag suñu école dañ doon amal li nga xamante ni moom mooy don de sang mu nekk loo xamante ni yaakaar naa buñ ko waxee ku ci nekk di sénégalais war nga ci mën a taxaw góorgóorlu ci fexe fu mu am rek nga dem nga defi ko. tey nag am ay médecins yoo xam ne ñoom ñoo déplacé wu ànd ak mouvement Juste ñu def acte bu rafet ñëw suñu école doon amal don de sang ñun élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si lycée bi rawatina élèves terminale yi ñun ñëpp ku ci nekk volontaire wu ñëw pour def li nga xam ne moom mooy don de sang bi. ñu koy rafetlu bu baax a baax ànd seeg yenn professeurs yi nga xam ñoom ñoo ko organisé ak suñu censeurs yi proviseurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu permettre aussi may ñu temps pour ñu mën ko def. waaw mouvement Juste moom macha allah yàgg nañ amal ay activités yu am solo ci dëkk bi ñu koy gis kon lu mel nii buñ ko amalee aussi duñu bett te yaakaar naa nekkul c'est la première fois ñu doog a amal lu mel nii yàgg nañu amal ay don de sang kon tey bu ñu tànnee école yëpp nekk fi ñu tànn franco arabe loolu geste bu rafet la bu baax la ñu koy rafetlu. voilà ñun tamit comme ñun leen tànn ba choisir ñu ñun bu ñëwee dañ leen ciy fekk ci jàppale leen voilà. solo bis bi nekkul lu dul dañoo organiser à l'occasion dañoo amal ci occasion 72 heures yi nga xam ni mouvement Juste mi ngi koy amal chaque année ñu def ay don de sang comme ñëpp ñu ko xamee don de sang c'est un acte citoyen qui sauve des vies. donc ñu profiter occasion ak contexte bi nga xam ne Covid bàyyi na ko fi muy ay manque de sang au niveau maintenant des banques ñu profiter aussi loolu def tas ci Sénégal bi yëpp fépp foo xam ne section Juste mi ngi fi ñu 36 sections fenn fu ne ak foo munti nekk Dakar Thiès fépp organiser fa ay don de sang. waaw mouvement Juste mouvement de ay ndaw la ay ndaw yu booloo pour liggéey mun naa ko waxee pour le travail. ay jikko yu baax ak jëriñ li nga xam ne moom mooy askan bi donc mu yàgg yëngu si li nga xam ne moom mooy ay volet social comme ay don de sang yàgg nañ ko def ay visite di dem si hôpital yi di fa def ay don foofu ak i yeneen di yëngu aussi si wàllum maanaam jàngum ndaw yi ak entrepreneuriat di yëngu aussi si li nga xam ne moom mooy formation islamique yi nga xam ne moom mooy ndaw bi. collecte yi maanaam ci wàllum don de sang ñaata ngeen fas yéene tey dëxëñ. waaw tey ñu ngi fas yéene am lu toll si téeméeri poche de sang parce que xam ne moo tax ñu ciblé li nga xam ne mooy lycée franco arabe bi déjà ñi fi nekk yàgg nañ yëngu si loolu wane seen patriotisme si bëgg réew meeg ñoom seen ak si activité maanaam dëkk bi ñu ciblé leen yaakaar ni dañ si am nu mu tuuti sang moo nekkoon objectif bi te gis nañ ni ak engouement bi nga xam ne élèves yi ànd na ko ak suñu partenaires yi ñu si àndal. waaw d'abord parce que déjà ñoom yàgg nañ dañu yombal li nga xam ne moom mooy activités yi ñu fi bëgg di amal nekkul première fois ñuy defal ay activités yu jëm si pas don de sang bi moom ñu ngi ko fi soog a def mais ay yeneen activités yoo xam ne ñu ngi ko fi doon organiser ñu yombalal ñu ko te aussi am na élèves yi tamit wane nañ ñoom tamit seen engagement si bëgg a maye sang wala participer si li nga xam ne moom mooy doxinu dëkk bi. waaw au niveau national la Juste ab mouvement national la Sénégal gi yëpp la nekk dëkk yëpp la nekk am nañ si au total 36 sections yoo xam ne ñu ngi dox actuellement nii si Sénégal gi yëpp donc fépp foo dem actuellement nii muy Thiès Dakar ñoom d'ailleurs sax démb nañ ko def dañoo jël le 1er le 2 ak le 3 avril bii nii chaque jour ñuy ñaax nit ñi wala ñu koy organiser genre yi au Sénégal ba le 3 xam naa suba nañ ko war a jeexal si Sénégal gi yëpp ñuy def activité de don de sang. voilà am nañ ay partenaires yoo xam ne gunge nañ si bis bi di si tàmbalee partenaire ki ñuy wooyee daayira Sahadatu Tulab mu nekk daayira boo xam ne si école bi la nekk ay ndaw yu jàmbaare di yëngu si wàllum diine te jàmbaar loolu si jàng bi. ànd see koo xam ne suñu partenaire mën naa partenaire privilégié la parce que yàgg nañoo ànd see ay activités yu bëree bëri muy waa complexe Kona Sensé ànd seek ñi nga xam ne mooy waa jamaatu Ibadu Rahman ak waa mouvement des femmes ñi nekk si jamaatu Ibadu Rahman. waaw li si prévoir daal mën naa wax ni lépp lu si ëpp solo mooy nekk le 1er le 2 ak le 3 yëpp ñu organiser si ay séances de don de sang fépp si Sénégal fa ñu mën a nekk léegi nag mouvement bi d'une manière générale maanaam si Sénégal gi yëpp objectif bi nga xam ne bëggoon nañ ko see am mooy am si section yëpp si Sénégal gi yëpp si le 1er le 2 le 3 ñu parvenir amal 500 poches de sang. tout d'abord ay kaddu mbégte rek xam nga dafa am benn kilifa bu mag nga xam si dafay wax ne doomu aadama ak dundam bu mënul am njariñ ci nit ñi jarul muy dund te lii dafa bokk ci activité yi nga xam ne dafa amal njariñ askan wi amal njariñ doomu aadama yi léegi rek ki ma taxawal ni ngi ciy waxtaan
ma koy wax ne tey xamuñu ne ñun ñi ñëw tey di ko joxe ki koy joxe mën na ko jëlaat moom mën na ko soxlawaat parce que on ne sait jamais beneen bi ci des mooy di profité di rafetlu sunu collaboration ak mouvement Juste parce que mouvement Juste dañuy benn mouvement boo nga xam ne si defe naa ne képp koo nga xam si xëy na da ngay bëgg rek dox ci lu baax lu sell lu yiw da nga leen bëgg a jege donc ñun nu am fierté loolu ci collaboration bi nga xam ni Juste bu Louga ak Sport Point Kona Sensei am nañ ko collaboration bi nag li ko sabab mooy dañuy bokk ci ay jëmukaay sunu ay activité daanaka boo xoolee dafay bokk muy ay conférence di ay action sociale yoo nga xam si dañ koy def di ko bokkule tout le temps loolu moo sabab sunu collaboration tey def na ay at ñuy ànd di def ay activités yoo nga xam ne si dafay dellu si waat ci askan wi. voilà lu wéy la parce que don le sang bi benn activité la ci activité yi nga xam ni Sport Point Kona Sensei da koy ànd ak mouvement Juste mais bari na ay activités yoo nga xam si dañ koy ànd moo xam dafay doon ay activités culturelles moo xam muy doon lu mel ne conférence religieuse yooyu dañ koy ànd di ko def ak yeneen donc boo xoolee li benn la rek ci activités yi nga xam ne dañuy ànd di ko taxawal. voilà si xam nga Sport Point Kona Sensei dafay benn structure boo nga xam ne si tey damay wax ne benn pôle de développement la dafa am benn taxawaay boo am si daf ko am ci biir dëkk bi dootuñu wax sax ci Louga mais ci Sénégal la ñuy wax ba nga xam ne ñun sunu fonctionnement dafay ànd ak ay activités bon c'est vrai que ni toog nañ benn période boo am si taxaw nañ bari na yuñ fi waroon ko ànd sax ak mouvement Juste def ko mais defuñu ko xëy na ndax période bi mbas mi ak yooyu bon actuellement levé nañ li nga xam ne moom lañ fi indi woon comme ay loi taxawal yenn activités yi ñu waroon def donc li ngi envisager def ay activités yoo nga xam si dañ koy ànd ak ñu mel ne waa mouvement Juste incha allah def ko mais respecté waale en même temps parce que aussi mbas mi ngi fi ba tey man xam nga jàpp naa ne mbas mi moom dëgg la kenn souhaité wu ko woon waaye war na jàngal nit ñi loo nga xam si même bu fi jógee aussi suñuy def suñu ay activité war na am ci genre forme yoo nga xam si moom lañ koy defee même bu fekkee ne mbas mi nekkatu fi donc pour wax ne rek incha allah d'ici peu de temps dinañ ñu dégg ci ay activités yoo nga xam si incha allah danañ ko taxawal fii bu soobee yàlla. waaw loolu bon dañ ciy sant yàlla bu baax mais aussi loolu dafay benn liggéey boo nga xam si tey xëy na ñun la ñuy gis Sport Point Kona Sensei ak yooyu nuy dem di gagné waaye kooku ki ko liggéey kenn du ko gis kenn du ko dégg muy sunu père sunu sensei maître Kona liggéeyam la ba nga xam ne si tarbiya na ko liggéey ko ci sport ba nga xam ne tey loolu la ko yàlla di faye nii xam nga yàlla moom soxorul waaw te suñu borom du neenal jëf boo jëfee lu bon di nga ko am boo jëfee lu baax di nga ko am moom nag yàlla suñu borom dogal na ne ci sport domaine sport liggéey na ci lu baax la nga xam si tey actuellement ndam yi ci lii xew tey firndeel na lam ci liggéeyoon lu baax la yàlla suñu borom di ko fay. Sport Point Kona Sensei kenn dootu ko présenté dans le domaine du sport waxatun tey fi mu téyel Louga waaye fi mu téyel Sénégal la ñuy wax tey parce que boo xoolee ñi ci sama gannaaw am na ci ñoom ay membre équipe nationale lan tey Sénégal ñoom lañ yaakaar ci bu Sénégal di génn war a dem def boxe nu jox leen drapeau yi Sénégal ñoom la yaakaar ci bu Sénégal war a génn def karaté nu jox leen drapeau yi kon ñooñu weesu na au-delà de niveau local bi au niveau national dafa am fu nu téyel Sénégal loolu nag sant yàlla la jagleel la boo am si yàlla moo ko def moo ko jagleel waa Louga yaa ngi dégg donc mbégte la bu nuy am gis nañ résultat yi ni muy tegloo même pas un mois gagné nañ fi ci boxe bi actuellement am nañ ci boxe 6 qualifiés yoo nga xam si ni nga waajal finale élite yu mu war a defee Dakar incha allah am nañ sax benn boxeur boo xam si actuellement dafa war a dem Pologne représenter Sénégal championnat du monde muy le seul boxeur bi nga xam ne mooy génn ci Sénégal actuellement war a représenter ci Sénégal ci centre bi la nekk suma frère la Cheikh Tidiane Konaté la donc
loolu da ngay gis ne benn liggéey la boo nga xam ne si waaw comme ni ñu ko waxee dañuy jël lépp delloowaat ko yàlla rek di wax ne en tout cas loolu benn mission la ba nga xam si jàpp nañ soxlawuñ ci dara liñ ci bëgg daal mooy fi ñuy téye nañ ko téye Louga di ci gis boppam Sénégal di ci gis boppam. bon muy ñu koy xanaa di ko rafetlu rek ndax mouvement juste vraiment nekk na mouvement boo xamante ne ci biir dëkk bi fii Louga c'est national mais fii au niveau régional communal vraiment ñu ngi amal activité yu am solo te saa yi bu ñu amalee activité yu mel nii dinañ ci def en collaboration bu ñu ñëwee ci école bi ah bépp association bu ne ci école bi ñu jéem leen xool li ñuy collaborer ak ñoom rawatina daayira bi ndax am na ay journée environnement yu fi amoon ñoom ñu organiser woon ko en collaboration avec daayira bi. tey tamit bi ñu waxee lii ñu rafetlu ko bu baax a baax muy vraiment des activités yoo xamante ne c'est à perpétuer di ko mën a saxal bu baax a baax ndax njëriñ la rek njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci gox bi njëriñ la ngir askan wi yëpp. daayira bi waaw bon ci li ñu délégué woon ki nga xamante ne mooy Jëwriñ Touré amal na ci taxawaay bu am solo maanaam bokk na ci communication bi ñu waxtaanee bërki démb ak monsieur Diop ah ñu waxtaan ci modalité ak ni muy demee Jëwriñ Touré lañ délégué woon communication bi pour mun ko wasaare. jàllale na ko ci suñu groupe WhatsApp bi def nañ ko ay statut ngir nga mën a oo mbokk taalibe yëpp ñu ñëw ak mbokk askan yëpp ñëw ci taxaw ci bu baax a baax macha allah taxawaay boobu daal lañ ci amoon ngir jàpp ci communication bi sensibilisation bi ngir nit ñi mën a ñëw participer ci don bi ndax lu am solo la ngir askan wi. ndax tamit comme niñ ko waxee rek daayira bi dafa bokk ci biir école bi te lépp lu war a jëmale askan wi kanam rek daayira bi daf si war a jiitu ci loolu lañ nekk moo tax lépp luñ digle rek sëriñ bi digle ko moo xam autorité digle ko dañuy mën suñu kéemtalaay kàttan ñu taxaw ci. franchement lii dañ si kontaan rek parce que acte bu rafet la le fait que ngay mayee deret sa yeneen moroom di ci jëfandiku loolu lu baax la en plus kii bi mouvement juste bi collaboré ak daayira Sahadatou Toulab bi acte bu rafet la franchement di gërëm aussi njiitu école bi ñi nga xam ne ñooñu permettre ñu defee ko si biir école bi di remercier aussi ñi nga xam ne dañoo ñëw participer si don de sang bi voilà. élèves yi aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que lii ñu jël nii décision bu rëy la parce que le fait que nga ñëw jël sa deret maye ko acte bu noble la je peux dire yàlla rek moo xam fay bi parce que xamoo ñaata vie yi ngay sauver après waaw di leen ñaanal rek lu baax li ñuy def mu gën a yokku après yàlla jàppale leen et tout dama kontaan daal parce que li acte bu rafet la voilà. mais gis naa aussi membre gouvernement scolaire bi ñëw nañ parce que ñoom ay responsable lañ responsable du xaar ñu koy woo ci dara vice président aussi mu ngi fi voilà. di kontaan nag seen teewaay fii ndax lii lu am solo la bu fekkee ay nit dañuy jàppale seen i mbokki jullit tey daanaka sax yow yaay jàppale sa bopp ndax li nga xam ne si ni yow yaa ngi koy maye mën naa am balaa ngoon wala balaa suba nga soxlawaat ko kon it wax dëgg yàlla dañuy kontaan ci lii nii waaye it yéen ñi nga xam ne si nii yéen a koy diffuser di ko jàllale ba nga xamante ni si nii keneen ku ko gis tamit lii mën naa tax mu dikk maye ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di wax ne nag wax dëgg yàlla lii nii moom lu rafet la c'est à saluer aussi. waaw macha allah li nga xam ne si nii mouvement juste liñ def ak ànd ceeg waa Sahadatou Toulab loolu lu rafetlu la ndaxte it bu fekkee ay ndaw dañoo jug ni dafa am lu ñuy def mooy lan jàppale seeni mbokk en tant que nit jàppale ko pour lan ndax xam nañ ni léegi koor gi dugg si te koor gi bu dugg see daanaka ñu bari dañuy xaw a tayal ci dem di ay hôpital ak rawat na ngay maye deret ñu teel a def lii nag ngir bëgg balaa dara xew ñu am loo xamante ni si nii jot nañ koo stocké loolu nag wax dëgg yàlla ñoom ñaar seen àndandoo lu rafetlu la te it lii ni buñ sañoon maanaam du fi gëj te it képp koo xamante ni si nii yaa ngi teewlu suñuy wax nga jéem a def le tout rek ba maye deret ndax lii lu am solo la. man maay madame Diémé Aminata Diallo di assistante sociale ci hôpital régional bu Louga jiite bu service bu ñuy wax social mais di liggéey ci affaire partenariat ak association yi pour yombal maye deret ci biir bërëb bi. tey ma ñëw fekk ci sama mbokk yi di waa juste ñi nga xam ne duñu gan ci suñuy loxo ndax ñetteeli at ñu ngi nii ñuy def lu ni mel ñu ciy sant nag parce que lu tax ñu ciy sant mooy que saa yu ñu woowee ñu ñëw dajale nañu fi lu mat 60 poches donc pour loolu je me dis que dañ ko gëm parce que liggéey boo gis dafay am préparation te boo ko gëmulee doo def préparation bu jaar yoon ils l'ont démarché en un laps de temps ñu réussir ko kon tey lu ñu gëm la te comprendre nañu que ni itam
ñoom ay jeunes lañu bokk na ci li ñu ameel askan bi mooy yombalal hôpital deret que bu fa malade bi teewee ci situation bu jàmp hôpital war a mën a taxaw taxawaay bi war waaw bu doxee nii ñu ko dooree nii weeru koor parce que mooy suñu tiitaange war nañu mën a door weeru koor bi ba jeexal ko duñ ci gis jafe-jafe ci wàllu deret ndax ñu ngi commencé ça fait depuis bientôt quelque temps ñu ngi déroulé mooy li ñuy tuddee activité de préparation du mois de Ramadan loolu lan moo ko indi mooy waajal ravitailler banque de sang bi sécuriser ko ba nga xam ne bu koor gi ñëwee duñ ko yëg malaat yi boog duñ ci loru mais nag loolu pour mu mën a nekk aussi il faut que population si jàpp si comme ni ko waa GIST defee parce que il faut que jeunesse bi comprendre jeunesse lougatoise ñu comprendre que ni mbirum maye deret du ordonnance bu ñu lay bindal nga dem wuti ko ca pharmacie ba déedéet mbirum maye deret dafa di jeunesse maanaam ki nga xam ne dafa toll ci diggu ndawam moo ko war a mën a ameel askanam ci naka mooy saa yu ko hôpital bi yittewoo mu bañ a sax xaar nag ñu woo ko mu ñëw bu ko defee loolu dinañu jox temps pour que ñuñ liggéey bi nga xam ne si docteurs yi parce que am nañ ay docteurs yu xarañ yi nga xam ne xam nañu seen liggéey mën nañu seen liggéey bu ñu ko yittewoo ci saa si ñu mën koo teg si seen loxo pour que ñu mën a rafetal seen intervention waaw donc tey damay profiter rek ci occasion bi di lancer appel bi parce que on voit que quand même banque de sang bu Ramadan jotee nit ñi dañ fay réer alors que Ramadan du lu ngantu maye deret déedéet parce que bu dee yow lekk nga xëdd nga comme ni mu waree mën nga maye deret avant midi du gàllankoor te nga après da ngay continuer sa koor donc loolu moom maye nañ ko waaw xanaa rek doon continuer di ñaax askan bi di leen xamal ne hôpital respecté na ay mesures barrières am mesures barrières yooyu tax na képp ku fa ñëw di nga maye deret doo fa lor kenn ci wàllu mbas mi te itam kenn du la fa lor ci wàllu mbas mi ndax alhamdulilah yàlla sax dafa dogal ne fa ñuy fajee mbas mi ma nga ca biir amaana ne sax boo miinul bërëbu hôpital doo xam fu mu ne alors que laboratoire banque de sang ci buntu bi la ne personnel ba fa nekk fu ñu toll te yéen vous l'avez vécu avec nous ñi fi nekk ñëpp on leur a exigé de mettre le masque loolu mooy règle bu njëkk fu ñu toll itam gis nga ni ñu ngi jël ay motukaay di nettoyer loxo yi ak alcogel donc loolu yëpp bokk na ci ay mesures yi nga xam ne si jiitaloon nañu ko saxaloon nañ ko ca bërëb ba ñu ngi sant mosuñu fa dégg de diw de ñëw na fi maye deret ñibbi këram def mbas waaw ñuy profiter aussi ci occasion di ñaan yàlla vraiment mu dëdduñu feebar bi dëdduñu ba faw waaw loolu ñuñ bañee ñu ko te gàntaluñ ko parce que loolu tey moom mooy yombal suñu liggéey parce que nee naa banque de sang population bi dañ ci am waar bu rëy ci naka mooy que dañoo war a xam ne mbir mi seen mbir a benn ñaar deret boobu kenn jaayu ko donc dañu koy wut pour bërëb bi te askan bi buñ ko joxewul xale yi surtout du fa am te deret boobu bu fa amul buñ ko yittewoo malade bi loru waaw li gënte ngay xalaat leneen pour génne malade bi sax parce que groupe ba amu fa njobbe mën na am ñu xam ne itam deret bi buñ ko mayee ba pare mbokk mën na koo jëfandikoo ki ka mayee bàyyi ko fa mën na koo jëfandikoo ki nga xam ne itam dëkkandoo bu jegeñ la mën na koo jëfandikoo ñu moytu di xaar à chaque fois nga toog ñu ne diw mii de moo feebar suñu dëkkandoo diw dem leen hôpital ngeen maye deret ñu moytu di xaar diw mii de sama doom bàjjan bi de ma nga ca maternité ba waaye boo moytu mu loru ndax diggante boobu foofu la musiba bi amee te loolu ñaanuñu ko yàlla macha allah alhamdulilah parce que jot nañ fi collecté tey jii tey 67 poches te ñu ngi nekk activité bi di déroulé wu nii vraiment ñu leen di sant nag si seen farlu ak si seen pastéef parce que ba nga xam ne si li ñuy tuddee ndàmpaay collation sax ñoom ñoo ko yëkkati teg ko ci loxoy hôpital pour que activité bi bañ a gàntal activité bi doxee comme ni mu waree kon ñooñu mënuñu lu dul di leen sant di leen gërëm tey ñaax yeneen association yi nga xam ne xëy na xamuñu nuñ koy defee wala ñemewuñ ko woon wala dañ ci amoon jiixi jaaxal ñu xam ne kat juste mi def na ko réussir nañ ko pourquoi pas ñoom parce que nag on est des Lougatois waaw